ko gisee président directeur général bu Walfadjri Sidi Lamine Niass ñëw na ci plateau bi ngir waxtaan ak ñun waaye itam jox ñu jàngatam ci li nga xam ne moo fi jot a xew. ñu ne jeunes yi dañu yor camion blindé ñu ngi ci suuf pour mbëkk buntu Walfadjri dugg fi par effraction. waaw li am solo ma koy wax fii nii laa ñëwoon seen kanam le 23 juin bi ma déggee ne ñu ngay attaqué si Walf attaque nag amutoon bi yoon nag ñëw nañ yegg si nañ waaye nag askanu Sénégal itam ñëw na mi ngi ci bunt bi askanu Sénégal ñëw nañ taxaw en bouclier li taxaw tey ci buntu Walfadjri yaakaar naa ne bu blindé yi ñëwee da ngeen dégg massacre bu mësta am ci Afrique bu mësta am ci àddina ndax ñëpp a ngi tëdd ne na blindé yi jaar ci seen kaw ñëpp a nga joxe seen bakkan ñëpp a ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugal ko waaw président Wade président Wade mi ngi woote Idrissa Seck itam mi ngi woote kon ku ci njëkk ñëw rek jox ñu ko yéen ñëpp fu nit nekk ci Sénégal ñaan naa la nga yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah xam leen ne loolu rek a koy sottal laa ilaha illallah muhammadu rasulillah fu nit nekk rek yëkkati ko puisque fii ñu toll bu ngeen gisee li tëdd ci kanam Walfadjri ci mbedd yi ko wër yëpp léegi ñoom ñëpp nee nañ na blindé yi ñëw jaar ci seen kaw ndax dañoo buggu ñoom itam ñu bokk ci xare bi bokk ci Badar bu fekkee Macky Sall fii la bëgg a mujjee gi réew mi bu fekkee lii la mu bëgg a mujjee ak li mu fi fekkoon ne yegg si le 23 juin man la woon ak moom ak Moustapha Niass ak Mansour Sy Djamil ak Penda Diallo ak Penda Mbow ak tant de personnes te fekk veille bi fii la woon bi ma nekkee assemblée ñu wax ma ko ni ma déparé woon nii nekkoon ci dëkk bi noonu laa déparé ñëw fekk fi PEF Pierre-Edouard Faye ñu ñëw noonu laa ñëwaatee tey ne bu fekkee ne am na kenn ku ñu war a jàpp na ñëw nekk man bu amee kenn ku ñu war a rey na ñëw nekk man lii ñii ñëpp nekk fii indiwuma leen fi duñ samay taalibe duñ samay doom duñ samay jabar duñ samay leneen dafa am luñ gëm rek dañoo gëm profession dañoo gëm un travail boo xam ne da nga ciy déglu les deux donc l'autre son de cloche ils font un travail boo dégloo Moustapha Diop léegi nga xam ne moom ak Yakham Mbaye ñoo bokkoon nekk di liggéey ñoo bokkoon nekk mu wax ko wax ji nga xam ne xarit moo ko wax xaritam boo xam ne ñoo bokkoon idéal mu gis ne ma ngay wàcc idéal ba soo déggee may wax ak Babacar Touré c'est parce que Babacar Touré keroog ci sama discours inauguration moom moo ma joxoon baat boobu citation boobu président américain bi doon wax ne il préfère un état boo xam ne il préfère un pays boo xam ne n'a pas d'état mais qui a une presse plutôt qu'un pays où il y a un état où il n'y a pas de presse Babacar Touré ma ko waxoon gannaaw bu mu ñëw bu ma exiger ne na ñëw wax ubbi waxtaan nuñ fi doon def la presse avait un seul combat un combat pour la démocratie moom laa waxoon démb lii ñuy def am na lu bëri loo xam ne Sud moo ko fi njëkk a def ci rajo ubbil ñu bunt boobu ñu ànd ci ak moom yeneen rajo yi itam ak yeneen télé yi li nekkoon seen doole mooy bi ñu ñëwee bi ñu jógee fii bi ñu demee dañoo continuer lañ doon def bu fekkee nag dañoo defee ne loolu daf fee war a jeex am na loolu daf fee war a passé dañoo war a mun a ngalaab ñeneen mais c'est pas vrai c'est pas possible munta nekk bi nga xamee ne ma jëmbal jàppoon nañ ko maa ci jiitoon bañ ko buggee politiser nag ci la reculer Babacar Touré il se souvient que keroog ba mu ñëwee ne la ñu programmé woon pour mercredi mooy un journée sans rajo nañ ko def le lundi pour faire la pression sur l'État loolu moo taxoon oui loolu moo taxoon ba nga xam ne ma ne kon nag man génn naa ci buñ ko buggee politiser mais tant que c'est un travail professionnel tant que ça défend la profession je suis prêt à y aller kon nag tey ñu ngi koy waxaat Ndeye Fatou maa ngi lay ndokkeel Georges maa ngi leen di ndokkeel ngeen nekk ci xare bi ba li leen ci fekk leen lii moo ci daan fekk mag ñi yéen la fi bal yi fekk yéen a gis xare bi te dawu leen soit retiendra ne yéen ak technicien ñi fi nekk yéen la fi fekk ci bisub tey bii kon nag maa ngi leen di féliciter maa ngi leen di ndokkeel ci lim leen fi fekk maa ngi ndokkeel mbooleem sénégalais yi nga xam ne ñu nga taxaw ci bunt bi fees koñ ba koñ ñoom ñëpp
circulation bi yëpp arrêté nañ ko ñu ngi jógee ci quartier yëpp di bëpp di ñëw di yegsi dañu am nag résultat yi moo tax ñu wax ko am nañu li nga xam ne mooy les bureaux test yi nga xam ne luñ la génneel loolu la réew mi di génne bureau test yooyu nag non bi daf cee gagné massivement looloo moo tax ñu tiit xam ne loolu c'est la fin waaye bu fekkee nii lañ koy jeexalee Ablaye Wade jeexalewu ko nii nu mu tuddati Abdou Diouf jeexalewu ko nii Senghor jeexalewu ko nii Macky Sall bu fekkee nii nga ko bëgg a jeexalee doo ko fekkee mukk man maa la koy wax bul ko jeexalee nii la démocratie Sénégal la ko moom à l'époque coloniale y avait une démocratie. waaw. waaw. à l'époque à l'époque coloniale y avait un multipartisme. à l'époque coloniale. dégg nga amoon na presse. kon nag li nga jàpp tey ne loolu mooy defar moo lay defar wala moo lay yëkkati da nga juum c'est pas ça Macky recule li nga bëgg a aw du loolu boo jeexalee rafet ci xamal ne la fi indi woon loolu moo fi nekk ba tey xamal li la poussé woon ba nga yegsi au pouvoir loolu moo fi nekk ba tey mooy un peuple souverain un peuple. waaw léegi dañuy jël di image yi en direct pour wan askan wi ñi nga xam ne ñoo ñëw pour jàppale Walfadjri. kon ñu ngi leen di wan image yi moom ngeen di gis porte bi. nit ñaa ngi ñëw gars yi dañ leen ko génneel léegi. suñu gars yu xereñ yi ngeen gis naka la nit ñi di ñëwee. ñoo lii ci début bi la bi ñu commencé ñëw mooy premier élément yi ñu jëloon. waaye dépassé na lii largement li ngeen di gis noonu ci suñ gannaaw. dépassé nañ ko nit ñaa ngi ñëw de partout. kon Ndeye Fatou gannaaw bu ma leen dokkale booy Georges je pense que sax bon ça c'est une mauvaise image qu'ils sont en train de faire mais li moo yàq élection